salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar dal leen ak jàmm ci Sen Kaddu TV Sen Kaddu TV ngeen ko mën koo am ci www.senkaddu.net tey nag seen émission Sen Kaddu la muy émission bi jox askan wi seen kaddu ngir ngeen mën a wax seen xalaat ci li xew ci réew mi li xewoon démb nag muy muy loi bi nga xamante ne nii mooy parrainage ñu doon ko voté ci assemblée nationale mu am ci ay coow ñii ne oui ñii ne non ñii ne baax na ñii ne baaxul askan wi nag lañ bëgg a déglu seen kaddu ba xam nuñ ko gisee ak ànd ak sama caméraman Émile ñu dem xool askan nuñ ko gisee tey. mais daal en tout cas li ma la mën a xamal moo di maanaam njiit boo jiitee bu fekkee ne maanaam boo fekkee ne wax dëgg yàlla dañ koy ñaanal jàmm waaye nag su la waxee ne la bàyyi ko waaw si jar na ko kay parce que sinon bu ñu deful loolu kon mag moom ñu xam maanaam askan bi lan leen li jar foog gaa yi yàq maanaam taal bi et puis Dakar dem bi fii ñu baax ñu bañ a daw li mu dugal ci nit ñi dafa bëri su xoolee si ne moom ñu perte nga xam ne moom ñu amul sens parce que sinon du mën a xam ne ko jar en même temps daf koy maanaam maanaam comme élection yi ñu jëm 2019 moom bëgg naa gagné mais dafa war a maanaam daal daal sinon rek gars yi moom seen carte di leen neexal di ko waaw waaw ñu rek dafa yomb wax ni rek dafa yomb mais carte yi yomb sama carte benn rek laa ci am sama carte maanaam suñu réew Sénégal man wala ñu doon fal wax am xeex yàq loi bi non xaw ma ko parce que man waaw xam am na lu ma si xam waaw dégg naa ne xaw ma bëgg a nekk président da ngay ay signature affaire yooyu noonu door a mën a nekk président mais ji mi si lañ xam waaw moom ngay door a mën a nekk président waaw ba waaw loolu tamit man du ma ne baax na du ma ne baax mais pour man candidat parce que bëri na nga xam ne mais buñ koy def am na feneen fu ñu ko mën a jaarale ñu xeex xul mën nañ ko waxtaan yëpp man mii ci benn bi ñu wër ma ci xeex keneen ak keneen waxtaanee waaw ku baax ñu ngi lay ziar dañ lay laaj rek sa impression ci li xewoon démb ci Sénégal loi bi ñu doon voté muy parrainage dégg nañ xuloo yi xeex yi ndax jar na ko jaru ko te loi bi mujj na jàll yow lan nga ciy wax. Bon merci beaucoup loi bi lu ma ci wax mooy c'est juste le résultat lu xewoon démb ce n'est que le résultat du comportement du président de la République Macky Sall parce que on a remarqué que les chefs religieux ont parlé l'église a parlé ñëpp a ko ñaan toutes les franges de la société ñëpp a ko ñaan nekkoon na bàyyi loi bi et pour ne pas entrer dans ces débats politico-politiciens la loi telle qu'elle est formulée ñëpp a xam ni dafa am ay pièges comme genre cheval 3 ay pièges nekk ci biir yoo xam ne scientifiquement amoon na parce que je suis un scientifique scientifiquement je crois que la loi ne peut pas être appliquée parce que suy jëlee loo xam ne des gens diront que depuis 1991 la amoon pour les candidatures indépendantes ñu ñëw fii bëgg ko appliquer à tous les partis yoo xam ne ñoom ils sont légitimes déjà ñoo ngi def seen congrès koo xam ne parti moo ko investir def congrès d'investiture investir ko xam kooku loolu rek doon na légitimité léegi kii à ce que nga dem ne il faudra que ñu am 1% wala 0,8% à défaut de parrain te kenn xamul ndax un gars de l'APR mënuñu parrainer des listes d'APR ces mêmes gars dem parrainer les mêmes listes de Sonko ces mêmes gars dem parrainer les mêmes listes de Idrissa Seck koo xam ne il est aujourd'hui reconnu comme étant à peu près le leader de l'opposition ak sur quelle base scientifique la ñu mën a authentifier les signatures ba léegi kenn tontu ñu si des gens me diront aussi que parce que dégg naa ne la cour constitutionnelle su xasee ba joxe avis sur ça mënatul dellu ginnaaw amul voie de recours ñu ne may nañ les 48 heures koo xam ne dañoo ne sa 8000 signatures baaxul wala sa 2000 signatures baaxul
en 48 heures est-ce que am nga la possibilité dem rectifier ces nombres de signatures là am possibilité bi et ñuy naan ku nóobin récemment foog ñu daw en 2012 Youssou Ndour avait vécu ça uni 12 000 signatures ñu nekk 8 000 moo baax le reste baaxul Keba Kende la même chose donc vraiment sur ça su ma defee benn lecture citoyenne boo xamee dama si neutre par rapport à des à une connotation politique bañ ko jox connotation politique je crois que la loi sur le parrainage est un recul démocratique ça ne nous arrange pas ça arrange plutôt Macky Sall et son clan merci beaucoup merci. léegi loi bu bees bi ñu voté démb ak xuloo yeeg xeex yeeg parrainage bi est-ce que xuloo xeex yi jar na ko. xuloo xeex yi wax dëgg nag jaru ko nag Sénégal moom dëkk jàmm la waaw dañaa war a def yëpp daal mun doon daal jàmm daal waaw. wax dëgg na xaw ma si dara mën naa liggéey rek wàcc liggéeyante sama bopp xaalis daal loolu daal laa gëm daal waaw xeex yi daal xuloo yi suñ ko mënoon bàyyi dina baax torop dëkk bi avancé. waaw ku baax ñu ngi lay ziar. nan la fa Salika ñu ngi lay delloo ziar. li xewoon démb si dëkk bi la ñuy laaj. waaw li xewoon démb si dëkk moom kenn ku nekk gis na ko te xam na tamit dara waralu ko lu dul mbiram àddina moom moo ko waral ndax Macky Sall dafa jàpp ne moom Sénégal moom moo ko moom te Sénégal moomu ko dañ ko koo dénk su xalaatee ne moom mi ngi si kaw suuf di dox te yàgg suuf dina war si kawam yi muy def yëpp kon du ko def respecté wu doomu aadama yi nag ndax li tax respecté wu doomu aadama yi mënut a bàyyi fii nit ñi tiré ay lacrymogènes si kaw nit ñi ba pare mu dem France nekk si lim nekk am réew soo ko jiitee da ngay toog loi bi su nit ñi d'accord si loi bi nga woote ko su si nit ñi d'accordut nga teg ko suuf mooy wax ji ndaxte démb lor nañ ñu bari ndax comme sama saar yi marchand ambulant yi nga xam dañuy xuslu am loo xaay dañ ko yóbbu seen kër suñ dawut seen waa kër duñ lekk xam nga lor nañ leen te dara jëru ko ñoom nag fi mu toll nii si instant yi li ñuy dund mooy leen ku sant Faye wala nga sant Sall di nga am loo def sa poos ku ko santul nag moom maanaam da ngay gàddu pot yalwaani te Macky Sall dañuy ñaan rek si barke Alxuraanu Karim yàlla na ko yàlla wàcce mu dem si jàmm bàyyi si jàmm ak képp ko ànd ak moom tamit yàlla na la yàlla rësal. loi bi xaw ma si dara damaa xëy dégg ñu naa parrainage rek damaa xëy dégg ñu koy wax man xaw ma si dara waaw. ay kàddoom nag moom moo ko waxan moo ne loi bi kenn du ko laal xam Macky Sall li mu waxan lépp da see arriéraat moom fi mu toll si instant yi dafa ñëw jël Sénégal yi teg ne jël yoonu France ak yoonu boppam di dox di dem waaw ñun sénégalais yi fi mu toll ay muus la ñu teg français yi mu teg leen nit respecté wu sénégalais yi waaw dañuy ñaan daal yàlla na ko yàlla wàcce rek ak képp ku ànd ak moom tamit yàlla na yàlla rësal waaw. jàngulu ma ku gañe yaag say bokk a gañe sama yoon new ci ñoom du ma ci xeex du ma ci xuloo du ma yàq it dara lan laay conseillé man sama doom du ci dem mukk foofu laa yem